jëf mbokk yi amati mbégte ak kontante bu baax a baax jàkkaarloog yéen fii ci Sénégal Buzz 221 mbokk yi ni ñu koy defee rek saa su ne di leen dalalal ay ndaanaan di leen dalalal ay kilifa yi nga xamante ne yéen a ngi leen di bëgg gis di leen xaar ni ko noonu nag la ñu dalal kenn koo xamante ne sénégalais xam nañ ko miin ko ràññee ko ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne mi ngi ko doon def ci réew mi di koo xamante ne nag yàgg na gunge artiste bu mag boo xamante ne sénégalais yëpp xam ko ñu koy jooy ba tey te noppeeguñu di Ndongo Lo tey nag ñu toog ak ki nga xamante ni kenn la ci moom kenn te mënul wax Ndongo Lo te doo wax ki nga xamante ni moo di Djily Niang nekkoon li nga xamante ni moo di manager am tey nag moom la ñu dalal fii ci Sénégal Buzz dañ koy bàyyi rek mu nuyoog mbokku internet yi sëñ Djily ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaar le grand. waaw bon asalaamaaleykum maa leen di nuyu waa Sénégal Buzz. di nuyu Sénégal yëpp. di leen ziar di leen ñaanal jàmm. di ñaanal suñu waa ji Ndongo Lo suñu borom xaare ko àjjana yu gën a kawe. amiin. di ñaanal suñu waajur yi suñu borom teeru leen àjjana firdawsi di nuyu Sénégal yëpp. amiin yaa rabbal alamin mais naka coono yi ak voyage yi. ñu ngi sant yàlla. sant yàlla alhamdulilah. comme ni ma koy waxee sénégalais rek bi mu jugee fee nga xamante ni moo di Aliseur yàggul waaye ñun Sénégal Buzz ni ma koy waxee rek dañoo sob te laqale du ñu may sax gars yi ñu noppaleku moo tax fu ne rek lañ leen fekk mbégte la ak kontaan nga jàkkaarloog ak sénégalais tey fas yéene am ak ñoom waxtaan. waaw bon sant yàlla ndax yéen tamit si yéen bokk donc xam nga te lii rek sant yàlla la ndax xam nga ñëw jógee si biti ñëw sa dëkk. donc am ñoo xam ne ñu ngi lay bëgg a xam si lan nga nekk. buñ la seetsee pour waxtaan ak yow da nga leen di accueillir non. waaw ndax nag comme ni ko Ndongo Lo daan waxee. nit mooy garabam. te da doon wax naan moom ay soppeem dañ ko daan jaral lu nekk pour di xam moom lu mu doon yëngu. di leen mën a bëggal donc kon. Ndongo Lo nekkatu fi. ñun ñoo fi nekk ñun la fi bàyyi kon képp ku bëgg a xam ci dara ci Ndongo Lo boo jaaree ci ñun rek. ñu ubbil la yoon bi nga am accès. ñu ubbil la yoon bi nga am accès ba taxit lépp loo bëgg a xam rek boo toogee kenn ku mel ni Djily rek lépp dina la leer mais laataa ma ñëw ci ki nga xamante ni rek mooy Ndongo Lo damay ñëw tuuti rek ci ki nga xamante ni moo di Djily Niang grand Djily avant nga dugg ci li nga xamante ni moo di milieu showbiz avant nit ñi di la xam ci Ndongo Lo ci lan la Djily nekkoon. bon man nag sama parcours dafa xaw a spécial. parce que tey booy seet depuis ma nekk xale. yàlla daf ma dimbali woon ma xamante woon ak niti showbiz yi. maanaam jamono boobu ñi fi nekkoon doon yëngatu ci culture. yàlla boole woon ma ak ñoom nag ñu si bëri man maa leen doon jaay. ay yére yu ñuy sol di leen habiller. donc si kaw loolu. si je me rappelle bien mooy que ay années 92 93. Yves Niang moo ma indiloon Ndongo Lo. fekk ma Sandaga parce que ñoo bokkoon li ñu doon def. donc bi ma ko présenté d'habitude damay wax loolu ma naan ko yow Cheikh Ibra da ngay fàtte ne sax. yow yaa ma présenté woon Ndongo Lo. mais suñu waajur bu góor daf ñu doon wax naan ñu. nit bu la defalee lu baax. bul ko fàtte. da ngay sàmmante kóllëre boobu mais nag nit bu defee lu bon jéem ko fàtte ndax nga bañ a soxor ëllëg. mooy waral fu ma toog may rappeler loolu ndax tey bu ma àdduna xamee. yàlla ak Ndongo Lo la. te si loxoom la jaar moom Cheikh Ibra. donc sama parcours loolu la woon mu fekk ma nag fi ma nekkoon di daan suma doole. mu ne moom man ak yow ñoo war a ànd dem bon mën naa wax ne sax. dama foogoon loo xam ne dafay wax nii rek di délire wala muy foo mais alors que c'était vrai. donc loolu la noonu la yàlla dugal ma ci boole ma ci. ak ma koy sante yàlla. ndax Ndongo Lo ku bokk ci mission am rek santal. man loolu lay wax. te bokkoon naa ci nag donc maa ngi koy sante yàlla bu baax. du sama ngóora. yaa ngi koy sante yàlla bu baax a baax du sa ngóora comme ni nga ko waxee rek boo xamee Ndongo c'est grâce à ki nga xamante ni tey moo di Yves Niang mais naka la lan moo la dugal ci li nga xamante ni tey moo di ménage. waaw ménagement nag booy xool li ma ci dugal. bi may ànd ak Ndongo Lo comme li ma naan artiste moomin la moom ak lutteurs yi ñoo yem ku ñu jël jublu si yow rek. xëy na ñoom ñooy xam lan moo tax mais yow sax doo ko xam. bon man au début dama doon wax naan rek nañu ànd jàppale ko si li mu nekk parce que suñu xarit la. alors que moom yàlla defoon si moom loo xam ne ku ko woo Ndongo Lo wala nga soxla ko rek. wala balaa mu doon def dara danaan dem leen seet Djily Niang. donc si loolu amoon nañ suñu benn mag bu tuddoon Mayacine Diop yàlla na ko yàlla yërëm. amiin amiin. moom moo ñu njëkk a téye di ñu tette. ñu toog waxtaan ma ne Ndongo Lo Mayacine mooy sunu mag
nañ ko jiital te sonn na ci yow. alors ñu dem ba benn moment Mayacine Diop nekkoon tamit ci beneen projet di liggéey ak artistes yi d'habitude boo leen di xool clip yooyu moment yooyu moo ko doon tourné. amul woon jot. donc parce que da doon liggéey ak Talla Diagne. ñun aussi ñuy dem di nekk ci biir ba benn moment. liggéey bi laajatul woon taqale. dafa nekkoon loo xam ne lu sérieux la. alors Ndongo Lo jël décision ne moom il préfère ma continuer di ko signer ay contrat am. manager groupe bi. donc loolu moo ma ci dugal. comme ça ni ñu koy sant yàlla comme ni ma koy wax ndax gisuma ci loo xamante ne lu may regretter la lu ma liggéey ak Ndongo Lo ndax. mën naa wax ne lépp luñ ci doon def rek yàlla mu ñu doon suturaal ñu ciy am ndam. donc sant yàlla. loolu moo ma ci dugal. loolu moo la dugal ci manager nekk xale am fit. sopp peut-être loolu la. waaw loolu la rek. donc mu nekkoon liggéey bu diis nag. waaw loolu tamit bëggoon naa la ci laaj ndax manager artiste yombal. waaw dina yomb ci kaw bu fekkee yow. ki ngay manager da ngay jiital rek dëgg. su fekkee yow da ngay manager artiste bi. alors yow li la intéressé mooy. nga am tur walla nga nit ñi xam la bon na ma sama gars yi baal quoi mais loolu mooy réalité. am na ñuy ànd ak artiste pour visibilité walla ànd ak xale yu jigéen ñi voilà mais yow su fekkee yow artiste bi da ngay ànd ak moom yow nga gëm ne yow yaay image am. yow yaay seetoom. yow yaay ki nga xamante ne fi nga mën a dugg moom mënu fa dugg. li nga mën a def ci biti moom mënu ko. te boo ko waree wax dëgg doo hésiter. donc dafay facile dafay yomb. des fois gars yi dañ doon wax Djily Niang dafa hautain wala dafa autoritaire wala dafa kii alors que c'était pas ça. man dama gëmoon ne. nit du jël responsabilité bu toll noonu teg ko sa kaw. nit bi nga xamante ne day représenter benn drapeau pour man la woon Pikine. muy Ndongo Lo. kooku du ay caaxaan. loolu luy tax nga réussir ko mooy fulla fayda. ak tamit gëm li ngay def. gëmloo artiste bi. moom que ni li mu nekk yoon bi mu nekk mën na ko réussir su defee fulla moom tamit ak fayda si li muy def. donc loolu moo nekkoon man suma sa rôle force manager si Ndongo Lo et que dama ko doon wax dëgg nag du ma ko jay parce que artiste doo ko jay da nga koy wax réalité. pour mu mën a xam yoonam bi muy jaar. donc loolu moo taxoon mu faciloon ci man. looloo taxoon mu fasiloon ci yow macha allah loolu tamit di ay kàddu yoo xamante ne kàddu yu am solo la pour ndaw yi nga xamante ni tamit bëgg nañoo jaar ci tànk yooyu nga xamante ni Djily jaar na ci war a yor artiste message la bu am solo bu mu leen lancé mais ba tey rek ci ak yaak Ndongo Lo tournée yi nga xamante ni tey liggéey ngeen ko yan chaîne nga ànd ak yan chaîne nga liggéey ak Ndongo ànd ci ak moom. waaw bëri na. man damay wax ne carrière Ndongo Lo benn soirée laa mës a absenté. ci carrière am yëpp kon Ndongo benn manager la mës a am ci carrière am te Djily la. wala daan na am yeneen manager. dafa am benn émission bu mu doon def ak DJ Kolos. gars yi laaj ko question bi mu ma laaj. mu ne leen ki fi nekkoon manager Djily Niang moo ko fi tegoon manager. donc dafa naa yooyu image yooyu mu ngi circulé. mi ngi fi ba tey mi ngi ci Ndongo Lo mu ne leen c'est parce que. bi mu toogee na ma Djily Niang yow la ma yàlla booleel yow laa war a àndal. man dama ko rejeté woon. lu taxoon ma rejeté ko par respect parce que moment boobu j'avais 24 ans. et que amoon nañ mag boo xamante ne moo nekkoon sunu. di ñu tette muy Mayacine ma ne ko man je préfère Mayacine moo signé sa cassette. man je préfère mu eggale liggéey bi. donc 3 mois 4 mois après lañ liggéey. cassette bi mu ngi génnoon septembre. Mayacine nekk manager Ndongo Lo moment boobu septembre octobre novembre. donc mu jeex mu nekk ci leneen. ma jël relève bi. donc bi ma jëlee relève bi c'était defe naa fin novembre. décembre bi contrat bi mu njëkk a signé à l'extérieur la. ñu dem France après dem Italie. retourné commencé Angleterre dem dëkk yëpp lañ dem partout un peu partout quoi xam nga. donc mais tournée bi ma gën a marqué bi ñu am mooy bi ñu def États-Unis bon tournée boobu li tax mu marqué ma. parce que dañu nekkoon des jeunes yoo xam ne moyenne d'âge bi. mun naa wax ne 25 ans la woon. alors promoteur bi gëmoon ñu.
donc ñu dem ak orchestre parce que d'habitude gars yi bu ñu doon dem playback la ñuy dem wala ñu dem foofu fekk fa orchestre mais ñun bu ñu doon dem tournée dañuy dem ak suñu groupe boo xamante ne moyenne d'âge bi 25 ans la bu ñu demee dañuy def li nga xamante ne moom la Youssou Ndour di def wala loolu la Thione Seck di def mais loolu yëpp mu ngi dépendre si artiste bi ni muy fonctionner ni mu meloon jamono boobu si biir dëkk bi di Sénégal donc loolu la moo tax def nañ tournée yu xam ne macha allah sant nañ ci yàlla bu baax parce que amuñu ci dara loo xam ne lu ñu metti la si liggéey boobu ngeen ànd liggéey boobu ñu nekkoon doon def à l'extérieur voilà macha allah loolu tamit di kàddu yu am solo yoo xamante ni tamit Guinée yëkkati na ko mais ba tey rek dama bëgg a ñëw tuuti ak jëli ci li nga xamante ni tey moo di carrière Ndongo jamono jooju naka ngeen doon dundee coow li ak buzz bi nga xamante ni tey jamono ji artistes yi ñu ngi koy dund te mën naa ni jamono jooju média ngeen doon dundee succès boobu. bon nu ñu ko doon dundee mooy comme li ma wax rek léegi laay répété waat parce que ay xale lañu woon mais tey booy seet orchestre bi ñi ci nekkoon muy Ousseynou Ba Assane Baye Demba Abdou Thiam ñoom Samba Ndox bu may lim rek damay jum ay Abdou Thiam Papis Konaté suma waay bi moom pratiquement moo def arrangement morceau Ndongo Lo yi Papis ñu koy nuyu bon ñun dañu xamoon que ni moment bi Ndongo Lo am na talent bu nekk ci moom ñun ñëpp ñu gëm ko bon ñu jël li nga xamante ne moom mooy li ñëpp di bëgg en général bu ñu nekkee showbiz mooy xaalis ak buzz ñu teg ko à côté di xool dans l'avenir ñun ñëpp orchestre bi tey boo xool seexu yàlla yi tey ak kii bu may wax ak ñoom ma naan leen yéen mësoo leen ma sonal dama doon am facilité si suma liggéey ci côté boobu maintenant Ndongo Lo nekk koo xam ne taalibe la nekk koo xam ne yëgul woon succès bi nekk koo xamante ne man dama doon sonn parce que li taxoon ma doon sonn man li ma doon gis moom dundul woon loolu mooy gars yi da ngay gis ñu ne Ndongo Lo mu ngi na le mu war a wane boppam mais dafay ñëw wàcce boppam yow soo xamul exactement nit bi kii bu ñu la waxee kii star la doo ko gëm kon moom bu wàccee boppam rek ñun aussi ñu nekk ci ginnaawam dañuy obligé topp ko ci rythme boobu quoi moo tax ñun amuñu woon problème boobu donc ñi nga xamante ne gënoon nañ leen fonk rek mooy ñi ñu doon wuyu si mooy soirée bu ñu ko defee gars yi ñëw fekk si ñu bu ñu soxlaa am benn événement soxla fans yi ñëw wuyu si Ndongo Lo mais pour ñu wuyu si la il faut nga wàcce sa bopp du dëgg donc Ndongo Lo loolu moo nekkoon chance am biir Pikine dafa wàcce woon boppam gëmul woon nekkoon ni moom yëg dundul woon star waaye doonoon tamit ku mënoon a way lool macha allah waaw mën a way bi moom dëgg la parce que Sénégal kenn waxatul loolu ndax Ndongo Lo mën na wala mënul moom loolu yàlla mayoon na ko way Ndongo Lo yàlla mayoon na ko way ndax nekkul woon ku doon bind texte nekkul woon aussi koo xamante ne di nga répéter li nga war a way Ndongo Lo yàlla moo ko mayoon loolu dafay ñëw rek way donc gars yi dañuy ñëw rek jouer booy xool morceau live yi ngay gis da ngay gis mu tëgg benn morceau bàyyi laay tëgg ko 4 versions c'est parce que moom ni mu ko yëgee rek gars yi nag sama gars yi dañ ko doon laaj loolu orchestre bi ñoom Ousin mu ne leen way dafay màgg moom dafa gëm ne lu mu way tey rek suba bu ñëwaatee beneen soirée war na mën a wayaat leneen loo xam ne xëy na peut-être lu mu improviser la donc kooku ku mën way rek moo mën loolu way rek mën loolu donc Ndongo Lo loolu yàlla mayoon na ko quoi amuñu woon problème pour loolu pour way non amuñu si woon problème sérieusement parce que yàlla mayoon na ko way yàlla mayoon na ko way macha allah ñu ngi koy ñaanal suñu borom yërëm ko te xaaree ko àjjana mais jamono ji nga xamante ni tey demoon ngeen ba Ndongo toll ci période feebar naka ngeen yégee ne Ndongo feebar na laataa suñu borom di ko jël bon man duma ko nekkuma nit bu ñuy yëgal yëfu Ndongo Lo quoi yàlla sant naa ci yàlla quoi comme ni ma koy waxee Sénégal yëpp mën naa wax ne médecin bi sax bu may déglu man maa ko woowu quoi ne ko kaay ñëwal kaay xool bon ni ñu ko dundee rek mooy metti woon na parce que Ndongo Lo dafa
boole woon moment bi mu feebaree ak tamit feebar boo xamante ne nit ñi ñoo ko tegoon tamit mooy di ko waxal lu ñaaw ak di ko tegal lu ñaaw ci kanamam mu ko doon metti nag lool ñun aussi mu ñu doon metti loolu rek déjà feebar la nga nekk artiste nekk ci yoon boo xamante ne da nga bëgg a teral su ay waajur nekk ci yoon bu baax nit yi di gor sa ay tànk rek feebar la déjà ba pare alors yàlla bi mu ko tegee natt boobu bon ñun aussi ñu gëm yàlla ànd ak moom ci mettit bi bokk ko ak moom ba keroog yàlla di ko fi jëlee donc man nag Ndongo Lo dafa dem sama kanam ma koy jàkkaarloo ak moom mu dem donc loolu bëgguma sax di ci revenir lu bëri ndeysaan ndax dafa am feneen fu mu may yóbbu dafa am fu mu lay yóbbu waaw dafa am beneen gaam bi mu may yóbbu li am daal mooy que xam nañ ne tey comme ni nga ko waxee grand nga baal ma rek doguma la ci say loxo nga ko wala sa kanam la wàccee yan kàddu nga mujjee déggante woon ak moom laata muy dem waaw kàddu yi ma mujjee wax ak moom benn promoteur bu tudd Ligue Nicolas xam naa dina ma déglu ci émission bi dafa waroon jël Ndongo Lo pour benn concert Diourbel dafa amoon làmb bu mu doon tëgg mais veyu làmb bi dafa soxla woon concert alors semaine boobu yëpp ñoom ñu may woo rek ma leen di wax noo xaar leen ñu ne may wax kaay jël sa xaalis kaay jël avance man leen noo xaar leen bon bëgguma leen woon wax exactement li fi nekk waaw confirmer leen date bi quoi alors dimanche boobu ma ñëw hôpital dama ñëw rek dugg si mu ne ma xool ma rek ne ma yëkkati ma ne Talla jàppal Talla mooy rakkam bi mu bokk ñu jàpp ma ndax Talla ñu yëkkati ko bon mu kii ba pare tout ndox ba pare ñu tëralaat ko bon après noonu ñu woo ma mu gersu ne ma gars yi la ma ne ko waaw mu ne ma demal jëli avance bi ndeysaan ma ne ko non mais avance mais tëddal rek mu ne ma tabaski bi mu ngi ñëw tudd ay tur ñi mu war a dimbali ndeysaan tel personne tel maa leen war a dimbali ñu ngi fi tel alors loolu mooy ay 20 minutes avant muy dem li ma lay wax nii 20 minutes avant muy dem waaw nga tëdd lalu hôpital di xalaat nit yi nga war a dimbali ndeysaan donc si noonu ndeysaan yaa mareetu yaayam yàlla na ko yàlla yërëm mu ngi jàkkaarloo ak moom toog si la koy xoolee rek di jooy man ak aji gumbe jabaram ñu ngi taxaw ak Cheikh Mbacke alors noonu mu commencé jooy ba dem mais man xam naa ne dem na ay vers 14 heures alors loolu lañ mujjee wax mooy ni mu doon def pour ma jëli xaalis boobu pour mu mën a dimbali ñi ko yaakaar donc loolu mooy kàddoom bi mu mujjee ak man voilà loolu dañu ko daan wax ci Ndongo ci d'après information yi nga xamante ne laaj nañ ko ku bëggoon social la ku bëggoon dimbali doomu aadama la waaw man dañ doon jouer soirée ba pare sax wala ñu jox ma avance li muy njëkk a xalaat mooy nit yi nga xamante ne seen loxo kiiwul noonu d'habitude da doon lekk sax avance bi avance soirée di wax ne leneen dina ñëw en plus dafa nekkoon nit boo xam ne xamul woon sax nit mën na nekk sax ku ko bañ ñëw pour yàqal ko Ndongo Lo teral la loolu moo tax yàlla may ko li mu ko may nii ba léegi ndax am na ay anecdote yu ma si dund ak ñu bëri ñoo xam ne nii am na benn woy bu muy woy di wax naan da ngay root si teen bi di ci naan lu teen bi dégg nga xeeb loolu li muy tekki mooy koo xamante ne yow soo soxlaa nga ñëw mu fajal la loolu soxla mu jox la te yow foo toog ci ginnaawam di ko ñaanal wala di ko yàqate pour mu torox te moom terewul loolu da koy xam ci yow ba pare di la teral donc loolu mooy Ndongo Lo waaw moom amul woon xamul ku ko mere xamul ku ko bëgg xamul ku ko moom yoonam nekku ci donc loolu moo nekkoon Ndongo Lo loolu moo nekkoon Ndongo Lo macha allah yàlla na ko suñu borom yërëm te xaaree ko àjjana mais gëj nga Sénégal gëm naa ni gëj nga fi gëjoo fi mais ginnaaw bi Ndongo demee yaa ngi ci ay sa yitte naka nga gisee musique gu Sénégal léegi bon man nag musique non gëjuma Sénégal ndax man pratiquement ñi may suivre yëpp xam nañ ne d'habitude màggal wala tabaski damay da ngay ñëw Sénégal waaw xam nga waaw man moom peut-être damay ñëw xam nga nekk suma ruq quoi xam nga tu vois
mais musique bi ni ma ko gisee mooy que ni xam nga xëy na peut-être mu ngi dox. mi ngi dox si benn côté alhamdulilah. mais nag gars yi war nañu seetaat système bi ni ñu koy dundee quoi. ci ban côté. waaw ci côté damay gis des fois xale boo xam ne dafay dem xam yoonam. mais gars yi duñ ko ubbil mais dañ koy yàqal. dañ koy gars yi day am ay coups bas quoi. dama koy gis ah. day am ay coups bas. waaw te ñun sunu génération ni ñu ko doon dundee nekkul woon loolu. ñun da ngay gis koo xam ne am na talent. mu leer na que ni kii bu géndee yàlla mën na ko dimbali mais da nga koy jàppale mu dem. mais doo ko yàq. peut-être aussi mën na am léegi ak ni réseaux sociaux yi demee. ak affaires yi peut-être loolu la mais man ni ma gisee gars yi di doxee man kiiw ma loolu quoi rafetlu ma ko daal. rafetlu woo ko waaw parce que da ngay gis nit ñëw même bu defee loo xamante ne yow boo ko tegee ci. boo ko exposé. nit ñi xoolee ko bët bu ñaaw mais. rafetal ko du la wàññi dara. xam nga boo gisee koo xam ne mu ngi ci yoon bu koy suruxal nga woo ko wax ak moom. du la wàññi dara quoi. mais man moom personnellement bàyyi naa showbiz bàyyi naa musique. depuis 2008. donc mais ñi nga xam ne yàlla boole na ma ak ñoom ñu nekk sumay kóllëre quoi samay wóllëre. ku ma ci woo li ma xam laay waxtaan ak yow. ak su ma la mënee conseil lu la ci génne dama koy def. lu ma mën te yàlla tax aussi ma def ko sama diggante yow mais man moom xam nga kii naa quoi mënatuma. di dund ci showbiz. non mënatu pas kii naa ko quoi. sérieusement. ginnaaw bi Ndongo demee nouvelle génération bi nga xamante ni tey ñoo fi nekk muy xale yi ne fi jamono jii di way kan moo ciy way tey nga gis ci moom Ndongo ndax am na. mais waaw ñoom ñëpp booy xool man comme ku mel ni Thiat Seck Fallou Sall booy yi. booy yi fi nekk Maam Cheikh rakku Ndongo Lo. macha allah Maam Cheikh. waaw ñoom ñëpp dañuy way Ndongo Lo mais bon ñoom ñëpp mën nañu way. waaw ñoom ñëpp mën nañu way mais dafa am loo xam ne rek moo des mooy ñu jàppale leen. gars yi dañu soxla ñu jàppale leen quoi. waaw dañuy soxla ku leen jàppale pour ñu mën a egg fi ñu bëgg a egg. c'est que nag man du ma bëgg di dugg si yenn kii mais bon ku nekk rek. ci li ngay yëngatu. nit yi bu ñu gisee ne war nga ci mën a am yoon bu rafet. nañ la ko ubbil rek xam nga leeralal la ko quoi. jàppale la si waaw man loolu laa gëm quoi. xam nga mais ñoom ñëpp a mën a way macha allah. macha allah mais Thiat Seck moom xam nga. fu mu toog Ndongo rek xam nga. waaw Fallou Sall aussi pareil Maam Cheikh xam nga. moom kenn waxatu ko moom xam nga rakku Ndongo. waaw deret ji mooy daw xam nga waaw. comme ni nga ko waxee sànq rek showbiz dool na jamono joo xamante ni ñu koy dundee rafetul tey su ma la doon waxloo tuuti ci xale bii di Wally Seck ak fi musique toll ci moom lan nga ma mën a wax tuuti ci moom. waaw ndaanaan la. ndaanaan la. mais man xam nga ñun génération bi ñu nekkoon tombé ak ñoom mooy comme ku mel ni Pape Diouf par exemple. tamit moom kenn waxat amatul lu muy prouvé Sénégal. xam nga ku mel ni tam xam nga Yves Niang ñoom amatuñ lu ñuy prouvé quoi. waaw Wally Seck ndaanaan la parce que mu ngi defar yoonam te macha allah yàlla na ko yàlla defal ndam ci li muy yóotu. amiin ak li muy def parce que fii Sénégal la dafa tuuti. lépp lu fi nit di def lu baax rek. nit ñi dañ koy yëg. donc man personnellement. am na ay kii yu ma marqué ci moom yoo xam ne dund naa ko ak moom et que xam nga xawoon na ma bett tuuti parce que mosuma ko defal dara mosuma fréquenté ak moom alors que yëg-yëg boobu mu defoon tamit marqué na ma trop parce que loolu dañ ko soxla ci artiste. muy lan. waaw mooy xam nga tey mën nga dégg benn Djily Niang rek xam nga nga ñëw jox ko cëram te sax xëy na peut-être cër boobu mu ma jox noonu ba won ma ko ba ñëpp teg ci seen bët loolu dafa ma marqué tu vois ku mel ni Pape Diouf kooku mën naa wax ne presque c'est mon ami d'enfance cër boobu dafay resté moom aussi pareil donc kon ñoom ñëpp yoon bi ñu nekk dama leen di ñaanal parce que yàlla leeral seen yoon parce que ñoom suñu ay fierté lañ muy Wally Seck muy Pape Diouf ba ci Sidi Diop ba ci Thiat Seck yoon bi ñu nekk baax na yàlla na leen yàlla jàppale parce que loolu lañ soxla ñun donc loolu lañ soxla parce que mag ñi nekkatuñ fi pare nañ ci liggéey bi donc relève bi dafa war a set waaw te ñu ngi koy teg ci yoon
te ñu ngi koy teg ci yoon. waaw ñoom daal yàlla na leen yàlla defal jàmm. leeral seen yoon. waaw donc loolu laa ci mën a kii quoi. yal na leen yàlla defal jàmm te leeral seen yoon muy kàddu yu am solo yoo xamante ne mbokk yi te ki nga xamante ni moo di Djily Niang moo ko yëkkati ni ma ko waxee woon rek ci ubbeete que nit la koo xamante ne li mu liggéey Sénégal kenn dootu ko laaj ndax it koo àndal ñu ne la nongoloo rek loolu rek doy na CV ci Sénégal waaye mu ànd ak moom àndat bu rafet grand xam naa ni waxtaan bi yaatu na temps yi mayuñu ko tey bu doon loo xamante ni tey bëggoon nga ko lancer Sénégalais yi te El Hadj ñëw ci ak yow lan lay doon. bon mooy ñu defaraat rek toogaay bi tuuti. waaw parce que àdduna amul solo te jeex na. ba pare man Ndongo Lo daf ma jàngal àdduna. waaw daf ma jàngal àdduna ndax loo fi gis rek dañ koy nettali te dafay jeex. waaw dama bëggoon rek ku ci nekk si li nga nekk. nga góorgóor si focus si sa moyen pour réussir gëm li nga nekk rek te bañ a yàqal kenn. te man dama gis yoo xamante ne nii des fois damay toog sama ruq daf may metti parce que ñun dañ ko doon dund. mais ni ngeen ko doon dundee seen jamono ak jamono ji est-ce que benn la. waaw suñu jamono moo gënoon metti. nan lu tax métit bi. bon lu tax métit bi mooy xam nga léegi nit mën na la def dara sax mu feeñ léegi. mais ñun dafa doon nekk loo xamante ne day nekk benn temps durée bu ñu lay téye di la yow nga nekk ak waa ji foog ne xam nga yaa ngi nice fekk moom mu ngi def lu mu mën pour xam nga. et que loolu dafay nekk benn temps kii pour nga découvrir exactement. foog nga jege leen waaw il faut mu nekk daal benn lu flagrant pour nga mën a xam ne kii. daf ma doon yàqal. comprendre nga. et que Ndongo Lo way na ci lu bëri yu mel noonu parce que dañ ko doon dund mu metti trop. yeah parce que Sénégal loolu moom dama yaakaar ne nature gars yi la quoi. waaw et que warul demee noonu. warul demee noonu. yeah c'est que li may wax rek comme li nga xamante ne moom la mag ñi liggéey par exemple booy déglu waxtaanu Youssou wala Omar Pène wala kii. ñoom ni ñu doon taxawee. loolu bu ko gars yi maintenir woon rek problème du am. ku nekk jaar sa yoon rek bañ a yàqal kenn mais léegi showbiz booy dañ ko dundee noo xam te dafa mel ni yàqante la ak xaawante sutura. mais loolu ñëpp gis nañ ko. donc loolu mën na ñàkk. Sénégal loolu mën na ñàkk nit ki mën nga am sa fulla ak sa fayda ak sa dignité garder sa honneur sauvegarder sa kii. mais aussi tamit nga liggéey. gëm ne li ngay liggéey yow bu setee rek. amul problème. doomu aadama yàlla pare na. xam nga Ndongo Lo daf ko daan wax. donc jarul kenn di yàqal kenn. jarul kenn di mere kenn. kuy mere rek nit dina mere boppam sax du si bàyyi xel. mere sa bopp mooy yow nit ki du la def dara wala du la kii sax yow xam nga. te alors loolu mën na ñàkk. donc man loolu rek moo ma metti si milieu bi ni ñu kii. ni mu demee nii parce que tey man li may sante bu baax rek mooy. am na ay grand yoo xamante ne ñu ngi fi woon. dañ ma doon jàppale si sama liggéey. tey bu ma ñëwee di leen seet buñ ma accueillir damay fier si sama bopp. parce que dama naan peut-être su ñaawoon. wala mu am nu mu demee woon wala mu nekkoon nit boo xam ne xam nga. kenn mënul wax lépp mais niñ lay accueillir rek yow da ngay yëg ne xam nga respect bi mu ngi fi. te man dama respecté doomu aadama donc. respect boobu dama koy exiger pour ñu delloo ma ko. du ma def loo xamante ne nii si nit dalay nekk mu dalay je sais pas xaw ma mot bi exact. mais daal li may ñaan mooy ñu xool ne rek. ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk bàyyi si li ñu nekk. ñu showbiz ku ci nekk rek nekkal si sa liggéey. def ko si jàmm. yéene sa morom jàmm. gëm sa bopp rek nga liggéey. yàlla noppi na man loolu laa gëm. te loolu lañ ko mës a dundee te loolu laa bëgg tamit sama rakk yi dundee ko noonu. voilà.